auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci sang-sang yi ñu ngi démarrer di def direct bi juste pour woo ndaw Sénégal ci à la retenue comme na ma koy waxee rek di ko faral di ko waxee ñun ñoo moom suñu réew te suñu réew bi dañ ko hérité ci suñu ay kilifa te suñu kilifa yooyu jox ñu ko léegi ñu ko ci ay loxo yu set ci ay loxo yu baax. Donc nag ñun amuñu droit ñun ndaw Sénégal di taal suñu réew tey li nga xam ne nii tey ñu ngi koy yàq muy ay bien public suñu yëf la ñun ñoo ko moom parce que ñun ñoo wootee émergence ñun ñoo ne dañu bëgg suñu Sénégal développé nan la ñuy bëggee suñu Sénégal développé bu dee saa suñu meree dañuy génn toj ay oto toj ay bus toj université toj ay Auchan toj total toj bay toj ay tëli nañu delloo si suñu xel xam ne réew mi suñu réew la te lépp lu ñu yàq ñun ñoo koy defaraat nañu xam ne réew wi suñu réew la nañu xam ne lépp lu ñu def bu ëllëgee l'histoire retiendra pour plusieurs raisons nag tey ki nga xam ne mu ngi war a dem marché demul marché ki nga war a xam ne nii tey war na xëyul ki nga xam ne tey war na jël jakartaam dem wuti ji lu muy yóbbu këram defu ko tey ki nga xam ne nii war na nekk na coxeur amul tey lu mu yóbbu këram parce que clando dawul car rapide dawul tata dawul ainsi de suite ki nga xam ne nii tey car rapide am la yore wala yëpp ay client war a dem Dakar wala war a dem Guédiawaye wala war a dem feneen ak feneen mënul dem parce que réew mi fi mu ne nii dafay tàkk nañu delloo si suñu xel xam ne lépp lu ñu def ci suñu kaw lay këpp parce que nag tey fi ñu toll mooy situation bu doy waar mooy situation sanitaire crise sanitaire bi nga xam ne nii tey mu ngi nekk ci biir réew mi crise économique bi nekk ci biir réew mi tey bu ñu calfaanee suñu ay patrimoine bu ëllëgee lan la ñuy jox suñu njaboot lan la ñuy dundalee suñu waa kër yi lan la ñuy dundalee suñu ay yaay suñu ay papa dama ne nañu am raison garder nañu xam ne réew mi ñun ñoo ko mën a tabax ñun ndawu Sénégal ñun ñi nga xam ne ñi tey nous sommes nés après les indépendances ñun ñoo mën a tabax suñu réew donc nag ma ne delluwaat leen seen biir kër yi ngeen bàyyi yoon mu def liggéey concernant nag le cas Ousmane Sonko dama waxoon ne duma ci wax waaye nag yaakaar naa ne dafa jot pour ñu wax ci li tax mu jot pour ñu wax ci mooy dañ laa tuumaan nee nga laale woo ci demal nga wuyu ji yoon te tey sax yëg nañu ne Ousmane Sonko moo ngi tribunal kon nañu bàyyi yoon mu def liggéeyam ñu delloo si suñu xel xam na ni lépp luñ ci munti def su ëllëgee mbir mi ci suñu kaw lay retourner quand on veut être président de la République on doit donner les bonnes informations à la population sénégalaise suñu aspirer pour diriger réew dañu war a xam ne dañu war a am taxawaay bu ñu war a taxawee waaye waruñu am taxawaayu taal suñu réew que mu nekk partisan Ousmane Sonko que mu nekk partisan bu mouvance présidentielle dama ne réew mi ñun ñoo ko moom amuñu droit di ko taal amuñu droit di yàq suñu réew nañu delloo si suñu xel xam ne suñu réew mi suñu héritage bi bu nga xam ne nii Cheikh Ahmadou Bamba moom la ñu bàyyee suñu héritage bi nga xam ne Cheikh El Hadji Malick moom la ñu bàyyee suñu héritage bi nga xam ne nii waa Kër Ndiassane moom la ñu bàyyee suñu héritage bi nga xam ne nii kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi moom la ñu bàyyee amuñu droit ñun ndawu Sénégal di ko taal di ko jalfaane nañu delloo si suñu xel xam ne fii réewu jàmm la te li ñuy def ci opinion nationale ak internationale dana des ay archives lay doon te tey bu ñu yàqee suñu réew caxatee suñu réew mais ni ñuy xoole mooy maanaam ñun duñu ay nit yu sensé may wax ne ñun ay nit yu sensé lañu ay nit yu civilisé lañu ay nit yu am fulla ay nit yu am fayda lañu ay ndaw yu conscient lañu donc nag nañu delloo si suñu xel xam ne suñu réew mi ñun ñoo ko war a tabax te buñ koy tabax nag nañ ko tabax ci dëgg teg ko ci dëgg teg ko ci yoon dama ne nañu respecter les institutions de la République nañu respecter les institutions judiciaires
tey le président Ousmane Sonko dem na wuyu ji nañu bàyyi yoon def liggéeyam la ca des nag ñun ñoo koy construire la ca des ñun ñoo koy construire ñun ñoo koy defar bu ñu yàq suñu réew bu ñu yàq suñu ay institution bu ñu calfaane suñu ay li nga xam ne nii moom la ñu bàyyi. maa ngi ñaan ndawu Sénégal yépp que ce soit ici sur le territoire national que ce soit sur le territoire international nañu delloo si suñu xel ñoom raison garder may woo la société civile dama ne société civile dañu war a am discours bu nga xam ne nii dafay dem ci discours d'apaisement may woo la mouvance présidentielle nañu génn waxtaan nag ndawu Sénégal wax leen ne ils sont mêlés de près ni de loin ci histoire bii ñu leen di ji ñu leen di wax ne ay comploteurs lañu dama ne ñun ñi nga xam ne tey bokk nañ ci mouvance présidentielle man de Fatimata Sy bokk ci alliance pour la république duma nangu jamais de la vie di bokk ci lu nga xam ne bu ëllëgee day nasaxal sama démocratie duma nangu mukk luy yàq sama réew ba tax na lii ñuy wax ne complot dafa am complot amul génn leen wax sénégalais yéen comploté woo leen quiconque parce que vous n'avez même pas le temps pour comploter parce que nag temps biñ leen may mooy pour ngeen defar réewu Sénégal temps biñ leen may moom mooy fi ngeen jële woon réew mi mu nekk A ngeen yóbbu ko stade B donc nag maa ngi woo ñépp ñu am retenu xam na ne réew mi ñun ñoo ko war a mën a defar di wax ndawu Sénégal man de Fatimata Sy fii laa juddoo yaroo fi màggee fi jànge fi am fi samay diplôme duma nangu mukk fale nga xam ne fa laa génn muy université Cheikh Anta Diop mu nekk temple du savoir ñu bëgg ko def arène ñu koy calfaane di ko yàqate parce que pourquoi ay question politique wala ay question positionnement déedéet nañu delloo si suñu xel xam na ne ñun tey dañu war a tabax suñu réew ni ñu koy tabaxee nag mais nag du ay tabaxu agressivité duñu tabax réew ci violence non donc nag ñu ngi wax nit ñi nañu delloo si seen xel xam ne mbir mi du violence moo koy régler mbir mi yow la du yow demal wuy ji dem nga wuy ji déglul la yoon di tracé donc nag maa ngi sant di gërëm ñëpp di wax ne wax ji dëngee maa ngi ciy jégalu waaye na ngeen xam ne rek tey suñu réew ñun ñoo ko moom nañu toog ñu defar suñu réew xale yi ngeen xam ne ñay dee wala ña cay gaañu ah seen bopp rek lañ koy teg parce que tey ku ci dee nga nekk ndaw ah yàqal nga sa waajur parce que tey waroon nga mën a jël relève bi nga xam ne sa waajur mën ka doon def bu doon joxe dépense war nga joxe dépense bu doon def naneen ak naneen war nga koo def donc nag boo ci deewee mbaa nga gaañ yaa ngi lor say waajur donc nag nañu delloo si suñu xel xam ne réew mi ñun ñoo ko mën a tabax nañu delloo si suñu xel ñun en tant que ay ndaw xam ne ne waruñu nangu benn politicien wala benn nit di ñuy utiliser pour que ñuy taal suñu réew maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bu wax ji dëngee maa ngi ciy jégalu ngeen xam ne rek tey Fatimata Sy mi génn jigéen moom moo génn yaay moom moo génn sœur moom moo génn pour wax ak ay ñoñam pour wax leen nañu delloo si seen xel xam ne réew mi dañ ko war a tabax te dinañ ko tabax nag incha allah rabbi avec ou sans président Macky Sall avec ou sans Ousmane Sonko danañu tabax suñu réew parce que nag ñun nous aimons notre patrie nous aimons notre pays et nous sommes des Sénégalais te dinañ ko défendre bec ak ongle maa ngi jaajëfal ñëpp c'est bon.